Sen TV, bienvenue chez vous. asalaamaaleykum seen émission seen jotaay tey nag ñu ngi koy seq ak honorable député Thierno Bocoum bokkoon ci parti Rewmi te démissionné honorable maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. fa ñuy dooree laaj bi rek nag mooy Thierno Bocoum nekkam nag ñu bëree bokk ci Rewmi la ñu ko xamee mu xëy tekki ndomba tànkam est-ce que mën nañu xam li sabab nag maanaam décision bu rëy boobu. jërëjëf Ahmed maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectatrices ak téléspectateurs yi ñuy seetaan. dëgg la parti Rewmi lañ ma xamee woon tey ñëpp mën a seetlu ne effectivement dama démissionné ci parti bi. mais doonul loo xamante ne ñàkk ma ko siwal parce que wax naa ko waaye wax ji dama fee am fu ma ci yem. loolu laa wax convenance personnelle. lu ma tuddee convenance personnelle mooy ba may dugg di ànd ak Idrissa Seck. ñuy ànd di xeex ba créer Rewmi ba toll fii ñu toll dafa am lu ma nattaabe la woon dafa am loo xamante dama ko nattoon ma jàpp na ne loolu moo war a tax ñu ànd ñu dem ba jëmm jamono ma natt jàpp na ne am na lu war a mun a tax ma toog ak moom ñu waxtaan pour ma daal di yeeweeku daal di dem nekk ci leneen donc dafa doon loo xamante ne décision personnelle la boo xam ne dama ko jël waxuma ci sax ñoo xamante ne dañuy ànd ak man nekk ci parti Rewmi maa ngi leen ciy jéggalu parce que c'est une décision personnelle même ñu ma ci bokkal deret nga xamante ne ñu ngi ci parti bi jotuma leen woo wax ak ñoom parce que dama jàpp ne décision la boo xamante ne man maa ko war a jëlal sama bopp loolu taxoon ma jël ko. nga jël ko wax nga léegi nii ne am na loo xam ne gisoon nga ko moo taxoon nga ànd ak président Idrissa bi nga demee ba ci biir tam natt nga daal xool. li taxoon nga ànd ak moom xanaa dafaa nekkatu. waaw li tax ma war a toog biir parti Rewmi laa jàpp na ne gisuma lu war a tax ma toogaat biir parti Rewmi. politiquement wala leneen. waaw xam nga sama nekk biir parti Rewmi. dafa am loo xamante ne daf fi am solo mooy sama diggante ak président Idrissa Seck. su ma demee ba toll foo xamante ne dama jàpp ne tey. am na effort bu muy war a mun a def ci biir parti bi mu jëm ci combat walla ci xeex walla ci dóorante walla lu mu mënti doon damay préférer ma génn daal di xeexal sénégalais yi loolu mooy mbir mi c'est-à-dire que man ak Idrissa Seck kenn waruñu gis ak lu mu mënti demee ak lu mu mënti xumb ci anam yoo xamante ne xamee wuñ ñu ko woon. ay xuloo ak muy fraternité. muy respect muy loo xamante ne mën naa wax ne considération bu rëy la bu am suñu diggante muy sympathie donc loolu laa bëggoon sàmm sama diggante ak moom. kon am nga lu la metti alors. mais bëggoon na ci biir di xuloo di xeex. am na lu tax ma génn mais xam nga dama am conviction bu wóor si li tax ma war a waxee noonu c'est-à-dire que ma yem rek si. convenance personnelle ñaari conviction la. benn conviction bi mooy dama jàpp soo ànd ak nit fukki at ak ñett. ngeen seq lépp fekk waxtaanu néeg. waxtaanu biir néeg parce que ay frère ngeen am na loolu leen boole yéen ñaar. dama jàpp ne su dee ànd bi taxaw na yàlla def tàggoo war a taxaw doo ñëw taxaw rek ñu ne la lan moo leen boole nga yebbeeku di bennal pour man loolu. warul am sama diggante ak moom donc convenance personnelle bi effectivement li ma seq ak moom la ñu waxtaan ci li ci am solo mooy waxtaan nañ ci ba ñu paree ci waxtaan bi gunge na ma ñu nuyoo ku ne gërëm sa morom ma dem mu ngi nekk ci ay activités am maa ngi nekk samay activités. d'accord ñi koy seet ci gis nañ ne mu ngi wax ci man lu mu doon wax ci man mi ba ma génnee li ma doon wax ci moom démb moom laay wax ci moom tey moom laay wax ci moom suba. deuxième conviction bi deuxième conviction bi mooy gisuma lu boole Thierno Bocoum ak Idrissa Seck lan lay indil Sénégalais yi
parce que ñun suñu xalaat toujours dañ ko yàggoon di wax mooy lépp lu ñu def day méngoo ak bëgg-bëggu askan bi. donc sénégalais yi tey gisuma lan ban intérêt lañ am si xam ñaar ñu àndoon ba ñuy ànd tàgguwuñu kenn tey ñu war a séparé wu ñu toog waxtaan ku ne dem gisuñu ban intérêt la ñu am si éducation bi si santé bi. si bëgg-bëggu askan bi loolu mooy problème bi. d'accord ni nga waxee daal mooy merewoo maanaam président Idrissa Seck waaye li la miti moom ci biir parti bi la. non Ahmed mënuñu dugg si loolu wax naa la ko nee naa la ne mënuma laa préciser lu mu doon. d'accord mais li ma la mën a wax li ma seq ak moom la waxtaan si ak moom la. parce que gëm naa ne mais waruma bennal. mais am na lu doxul moo tax am na lu doxul ci parti bi moo tax nga bàyyi. parti bi nekkatuma si. waaw li tax nga génn fa la ñu wax. nekkatuma si mënatuma wax li tax ma génn si ak lu si doxal ak lu si doxul. d'accord encore une fois li ma seqoon ak président Idrissa Seck mooy dem toog ak moom. waxtaan ak moom si loo xamante ne moo ñu concerné ñu ñaar. parce que mënoon naa génn sans motif xam nga parti politique dañu war a xam ne libre entrée la libre sortie mënoon naa rek mu neex ma ma dugg mu jékki-jékki mu neex ma ma génn. li am solo fu may jeexalee Ahmed. mooy tey su Sénégalais yi fu ñu ma doon interpellé mooy su doon damaa weexoon démb tey ma xonk. maanaam loolu dinañ ci ñëw. voilà maanaam loolu moom ma doon wax lu baax ci Idrissa Seck tey may ñëw wax lu ñaaw ci moom. ma doon songu régime bi tey ma ñëw di seral amul lenn lu changé ci Thierno Bocoum bu woon démb moo doon Thierno Bocoum bu tey mooy doon bu suba parce que Thierno Bocoum bu tey bi dafa bëgg a liggéeyal Sénégal ci cadre boo xamante ne ay sénégalais yu nekk Sénégal ak diaspora ñoo fa nekk. d'accord génn bi nag dafa tombé tam dafa timing bi tam la ñu bëree bëri jàpp ne baaxul parce que 2 mois après législative yi bokkul woon ci liste yi est-ce que newul ne li ñu ko ci dugalul moo tax mu mer et cetera. waaw loolu am na ñu bëri ñu ko wax mais xam nga situation bu ne da nga koy natt ci contexte ba mbir ma ba muy am gis nañu réaction Thierno Bocoum mënoon naa génn période boobu su doon toll na ma foofu parce que dama jàpp ne Ahmed su la nga defee dara wala nga jàpp ne def nañ la dara moment boobu ñu la ko defee si ngay gën a mën a réagir que 1 mois 2 mois ou 3 mois après donc amul sens loolu dépassé nañ ko depuis ba affaire bi amee dëgg la Sénégal yu bëri naqarul nañ ko mais nit ñi dégg nañ ma noppiwu ma génn naa def sama déclaration wax ne tey laa gën a mën a jàppale coalition bu ma nekk wax na ne ma nekk assemblée nationale ma ñàkk a nekk assemblée nationale liggéey bu may liggéeyal askan bi dinaa ko continuer wax na ne képp ku nekk parti bu ma nekk am nga mérite nekk député amuñu benn problème si loolu ma def campagne bu leen fàtte ne man maa nekkoon président commission campagne bu suñu coalition ma def campagne fii Dakar def ko Thiès def ko fépp ma ngi défendre coalition bi si ay invitation yu ñu ma def ñu def campagne ba mu jeex bañ pare loolu ñu installé député yi donc loolu dépassé nañ ko mais Ahmed xam nga parfois luy tax nit ñi di wax loolu mooy mbirum député bi député ñaari mbir la ma indil ñaar su ma juumee nga wax ma ko benn bi mooy possibilité bi ngay am pour défendre sénégalais yi pour taxaw askan bi loolu nga nekk assemblée nationale nga bañ a nekk assemblée nationale am nga opportunité possibilité pour mën ko def d'ailleurs si loolu la ñu nekk beneen bi mooy privilège yi maanaam mooy li nga si am si koppar ak loo xamante ne xaalis la wala yooyu loolu tamit bu ñu fàttale ne man ba may nekk responsable des jeunes du parti en 2011 réunion yu ma doon njëkk a organiser ci parti bi ci samay locaux lañ ko doon organiser sama cabinet bu nekk ci avenue Bourguiba donc man dama am métier benn ñaar damay joxe ay cours tey jii dans le supérieur au Sénégal enseignement supérieur bi dama ciy joxe ay cours lundi bii laa commencé samay cours lu ñu may fay par heure la su ma doon def 4 heures par jour rek ci mois bi romb dans salaire u député donc privilège yi du loolu moo ma amal solo taxawu askan bi mën naa ko def foofu mën naa ko def feneen donc lépp luy intérêt ci biir député ba tax nit ki war a mer gisuma lu ma ci yàlla xañ amu ci donc gisuma benn intérêt ñu mën a taxaw li ma mën a boole lu mën a tax ma mën a génn parti bi mënul doon benn mbir mënul doon ñaari mbir mënul doon ñetti mbir analyse la mën a doon waxtaan ak sa njegeñaay
xam nga mais ba léegi waxoo ko quoi. c'est que loolu tam moo lëndëm ci bopp Sénégal. waaw d'accord na dina am benn point bu tax ñu ne Thierno Bocoum bi d'accord na doxul léthargie moom moo fa d'accord na wa ilaa favoritisme dafa am gën lee li Thierno Bocoum di liggéey ba bokk ci député yi nga xam ne macha allah cité nañ leen ci assemblée nekkuñ fa benn di nelaw nekkuñ fa di xalamal ñooñu nga xam ne moom lu yàlla xam doy na et cetera bon waaye bu xëy rek génn. waaw xam nga loolu itam da leen di. d'accord naa xam nga diggante bu ma am relation bu ma am ak président Idrissa Seck moo tax dafa mel ni jëkkër ak jabar boo xamante ne dañu jékki-jékki rek tàggoo dina bett ñu bëri parce que lu ñuy régler seen biir lañ koy régler du lu xew rek ñu yuuxu fi kaw seen biir lañ koy régler ba mu dem sottiwul dafa am kenn ku ma doon wax mu ne ma Thierno ay nit sax dinañ sëy am njaboot ñaari famille yi duggante waaye am na fu ñuy toll mieux vaut ñu toog waxtaan ku ne jël responsabilité ñu dem ci jàmm parce que parfois am na dem yoo xam ne demu jàmm la parce que su dul loolu dinañ tas famille bi tas njaboot bi te ñoom seen bopp dinañ bàyyante donc dañuy perte doublement donc responsabilité parfois nit ki da koy jël mais Ahmed mën naa la wax nu mu demee parce que nee nga ma mënoo ñëw rek comme ça mbir mi réflexion bu yàgg la bu yàgg wax naa ko député réflexion bu yàgg la si plusieurs choses lu yàgg la benn moment sax dama retiré wu dama génn Sénégal def naa Paris plus de 20 jours yoo xam dama fa nekk ak samay xarit et tout ça pour génn complètement ci pression Sénégal bi et cetera ba may ñëw dama indi ñeenti décision indiwuma benn indiwuma ñaar indiwuma ñeent laa indi décision bu njëkk bi mooy dama décider que damay génn parti réew mi muy mbirum comme wax naa la ko léegi muy responsabilité bi ma am en tant que nit jàpp leen situation bi nii la demee ma ne damay génn parti réew mi loolu mooy benn décision bi mais mënoon naa génn daal di dem toog sama kër mënoon naa génn daal di def leneen mais dama ne nu ma taxawee sénégalais yi ma jàpp na ne boobu ba léegi maa ngi liggéey pour sénégalais yi te ma jàpp ne suñu génération tey am na lu ñu apporter sénégalais yi dama war a continuer combat bi même su dee damay changer cadre parce que contenu la ak contenant ndox soo ko jëlee soo raxasee butéelu Coca Cola ba mu set soo si sottee ndox soo naanee ndox lay doon donc Thierno Bocoum bi changé wul cadre bi mooy changé dara changé donc deuxième bi mooy ne damay xeexal sénégalais yi troisième bi mooy du ma def dara luy xas nuru sax que ne damay koy def contre sama parti wala contre sama leader moo tax amul benn responsable bu mun a taxaw ne Thierno Bocoum woo na ma pour ma ñëw ànd ak moom ci combat bi amul. am na samay xarit yu nekk ci parti bi maa ngi leen di jéggalu parce que fekk nañu loo xamante ne waroon naa wax ak ñoom ils m'en veulent aujourd'hui mais bëgguma leen woon sax influencer ci dara woowuma kenn. même ñu ma bokkal deret wax naa la ko ci parti bi Cheikh Bocoum mu ngi may dégg bu Colobane Thierno Bassirou Bocoum bu Thiès mu ngi may dégg Daouda Bocoum et cetera ñoo xamante ne Gelaajo Samb ñooñu samay mbokk lañ mais indiwuma leen ci parti bi jàpp naa seen conviction mooy parti bi donc jéewuma sax ñoom wax ak ñoom parce que lu ñu bëgg a def conviction la laaj ku ci bëgg ànd ak ñun dafay ñëw ànd ak ñun moo tax am na jeunes yoo xamante ne dañu bokk ay valeurs bokk ay principes ñu xam kan mooy Thierno Bocoum xam exactement ñun fan lañ jëm ak lan lañ bëgg a def ñun dañoo ñëw ànd ak ñun parce que gëm nañ ne ñun dañuy liggéeyal Sénégal boobu mooy troisième décision quatrième décision bu ma ñëwaalee mooy balaa may def loolu yépp dinaa toog ak président Idrissa Seck wax ak moom ci loolu en toute responsabilité soo ko def sama texte publié ko ba ma ñëwee am ñu ma ci waxal mu toog ci noppam mu woo ma téléphone daal di may ñu waxtaan comme ni ñu koy defee mu ne ma soo amee temps jaar fi ñu waxtaan ma ñëw ñu toog mu ne ma dama jot ay information comme quoi yow da ngay génn parti bi que da ngay def sa mouvement que balaa ngay def loolu di nga ñëw wax ak man que soo paree wax ak man di nga publier benn texte boo xam ne da nga ma siy gërëm ma ne ko effectivement dëgg la parce que peut-être naruma ko woon sax génn période boobu parce que dafa am lu ma doon xaar moom xam na lu ma doon xaar du ma si sori ma ne ko dëgg la effectivement parce que man nit kuy jël responsabilité am la du ma fa nekk di leem-leemal ñu waxtaan
waxtaan ñu pare ma jóg ñu gunge ma ñu nuyoonte ku ne gërëm sa morom. moom xawul a découragé daal ne la toogal ak. non loolu du ma si wax. ok d'accord mais est-ce que tamit départ yi am réew mi yëpp nii boo ñëwee toppaat ci encore du confirmer ne waa ji dafa xaw a naqaree dëkkal. déedéet mënu ma wax ne Idriss Seck dafa naqaree dëkkal mënu ma ko wax. mënoo ko wax. ku nekk ak raison bu tax. nga quitté parti bi. d'accord voilà. Léegi nag honorable ñu daal di nag ñëwaat ba tey jii sa démission bi rek dafa nekk nag actualité Abdou Mbow recevoir na daje na ak Thierno Bocoum xaw ma yaa ko fekk xaw ma moo la fekki Mor Ngom dox na ci ñooñu ñëpp seen objectif lenn la yóbbu la ci président Macky Sall même Macky Sall sax recevoir na la. waaw ci ñoom ngay dem tôt ou tard. waaw fu nandite la rek. mais da ngay exactement da ngay mujj dem ci ñoom. dégg nga loolu. en fait Ahmed da nga version yi sax mënoo wax yëpp. dafa bëri. man ñaar daal laa ci dégg. waaw non am na beneen am na kenn ku nekk France moom kooku moom mu ngi wër di wax naan nee na man ñaari ministre ñoo ma accroché depuis boobu kenn ki jox na ma avance. xaalis te jaarale ko si man mais sama benn xarit la ko jaarale nee nañ kooku Amadou Ba la ah version yi bëri na. maa ngi doon woo sax sama xaw ma ndax xam nga Cheikh Omar Sy maa ngi ko doon woo sax ne ko yow version bu ma jot tey moom xarit boobu damay xalaat est-ce que du yow sax est-ce que yow yaa dem récupérer xaalis bi ñuy reetaan c'est ridicule. gis nga mbirum Abdou Mbow boobu ngay wax Abdou Mbow sama xarit la. Sénégal yëpp xam nañ ko ba may xeex assemblée nationale pour mu am transparence du budget Abdou Mbow sama xarit la woon mënu si woon dara ba may attaqué régime Macky Sall si gestion bu muy def Abdou Mbow sama xarit la woon mënu si dara ba may xeex biir assemblée nationale pour askan bi di défendre sama parti di défendre sama leader sama xarit la woon mënu si dara en réalité sax jéemu si dara parce que suñu diggante du loolu. musul quoi. non du loolu musul sax café yi naan ma nañ dem si Macky Sall du sax suñu waxtaan mais yemul si moom rek Barthélémy Dias sama xarit la Ahmed te télé laa nekk. soo ko yeewoon xaaju guddi nga ne ko Thierno Bocoum jaay na ngorom wala Thierno Bocoum mu ngi complot ak Macky Sall moom mën na maa tontul Baara Gueye sama xarit la soo ko yeewoon xaaju guddi ne ko Thierno Bocoum mu ngi complot mu ngi def ay dara ci suuf mu ngi jaay boppam moom mën na maa tontul. Cheikh Omar Sy si boppam ma la wax léegi la même chose ñoom Zator Mbaye mën naa la citer ñëpp ñoo xam ne ñu ngi si classe politique bi ñooñu dañu xamante si cadre boo xamante ne ay principe la ak ay valeur loolu moo ñu boole. Barthélémy Dias bu ma la citer musu ñoo présenté terrain bi lañ xamante ku ne respecté sa morom si lañ jàppante donc nit ki balaa ngay wax si moom dara day fekk nga xam ko ñun suñu parcours amul fenn fu muy war a wanee ne war nañu mën a dem ba naan dañuy tënk suñu bopp wala dañuy jaay suñu bopp wala dañuy jaay suñu ngor loolu mënul nekk ci àdduna te xam nga wax jooju ni tax mu def ree Ahmed mooy amul sama benn mbokk amul sama benn xarit amul sama benn àndandoo amul kenn ku ma xam mës maa fréquenté ba ci yow mii nga xamante ne nag xamante nañ ak keneen ku mu mës a woo téléphone ne ma ndax dëgg la ñépp dañuy weddi te duñ ma sax woo ne ma ndax dëgg la parce que xam nañ ma mais Sénégal valeurs yi moo nërmeelu. mais loolu yow pour yow ci fan la jógee. sa parti ñoo bëgg a yàq sa der wa ilaa nguur gi ci boppam. waaw non sama parti moom su ma waxee loolu damay tooñ am na ci sama parti dinaa ñëw ci loolu mais la majorité des gens yu prononcé wu ci mbir mi ci sama parti wax ju baax la ñu wax ju rafet la ñu wax parce que duñu ay noonu. dañu ànd ay at. Abdourahmane Diouf de li mu wax rafet na. mais ay ñoom ñëpp ay xarit lañ. bokkutuñu milieu bu ñu dem bokkutuñu cadre mais ñu ngi garder les mêmes rapports parce que lu ji am suñu diggante xam nañ ko ñoom seen bopp xam nañ ma bu baax a baax. donc du ma wax sama waa parti sinon damay tooñ mais am na benn parti boo xamante ne effectivement. ci parti bi lañ ne. ci parti bi ñuy manipuler ay jeunes parce que dafa am benn jeune bu ma ne. mais lu ci des am na ci nguur gi tamit dama koy préciser Ahmed. am na information yoo xamante ci nguur parce que nguur gi xam nañu Thierno Bocoum lan la bëgg a def xam nañ ci lan la liggéey xam nañu ci opposition bi la nekk xam nañ ne daf leen di contre donc ñoom it intérêt la. ñu yàq der ñii tëj nañ leen ñii dinañ yàq seen der. loolu seen pratique la. nguur gi moom waaw nguur gi moom c'est normal. loolu moom waaw mais dafa am benn jeune bu ma woo mu ne ma. man de dama la bëgg a baalu parce que dañ ma manipuler te ki ma wax aussi. dafa ma ne kilifa gi moo ko wax tey mënuma ko woon bañ a gëm ma ne ko non
parce que xam naa ne kilifa gi moom du wax loolu xam naa ko mais dama ko ne ki la wax dëgg la nga mun ko gëm donc je t'en veux pas amul benn problème mais da nga ko waroon wax ne ko li nga wax nii c'est extrêmement grave parce que Thierno Bocoum ñi nga ma lay wax Ahmed dara yi nga gor soo bañee gore di da ngay ñàkk sa bopp parce que àdduna dafa gudd tànk man maa taxaw kenn fexalu ma lem ma ne kenn du wax jamais en politique mais jamais ma quitté Idrissa Seck pour Macky Sall dem leen ci archive yi man maa ko wax parce que man dafa am loo xamante ne ni xalaatuma ko def ci àdduna dama am ay lignes rouges dans ma vie ma ne ko soo leen déggee loolu ma wax ko tey mu am ñu am preuve safaan bi ne maa ngi dil suuf am na protocole bu ma signé Paris ay kërëb lu ne ñu wax ko waaw da nga leen war a wax ne leen comme yéen yéenee responsable yi vous êtes les voix autorisées te kii dafa trahir parti bi dafa trahir Idrissa Seck dafa trahir sénégalais yi mais yéen jël leen télé yi ngeen wax ko ak rajo yi loolu ngeen waroon def mais duñ ko def ci suuf la ñuy ne rek di ci suuf c'est lâche ci suuf la ñuy nekk di ngun nguni di wax di yàq der ma ne leen bu leen nangu ñu manipuler leen di leen gëmloo ne loolu mooy politique soo leen bëggee am baat ci politique da ngeen di am ay principe da ngeen di am ay valeur da ngeen di taxaw dëgëral seen bopp da ngeen di am fit ci li ngeen di def dëgg la war ngeen respecter hiérarchie mais bu leen kenn def loo xamante ne suba dañ leen di xeeb mais Ahmed fu may jeexalee mooy dañu am crise des valeurs dañu am crise de confiance léegi nit sax day wax dara sax ñu ne kii waxoon nañ ko fi parce que dafa am ñoo xamante ne dañu pare pour waat sax ci loo xamante ne du lu dëgg dama lay jox benn exemple keroog dama doon xool sama fil d'actualité Facebook ma gis benn koo xam ne dafa tuddee boppam sëriñ mu ne mooy sëriñu parti bi mu bind ne billaahi wallaahi wataalaahi barke alxuraan ñu jënd conscience su Thierno Bocoum ci man la ñu njëkkee kooku nga xamante ne amul benn métier lu dul nee na sëriñ la dafay yor kurus di jàng alxuraan dafa waat ci alxuraan ne man dañoo jënd sama conscience nga xam ne Ahmed loolu lu garaaw la. très grave. Ahmed ma xool affaire bi ma ne kii dama koy porter plainte wala nan laa def ma ne déedéet comme moom dafa miin alxuraan ma woo benn xaritam ma ne ko waxal sa waajooju ne ko Thierno Bocoum nee na suba jox na la rendez-vous foo bëgg nga teg kaamil bi nga jàpp ba set man ma jàpp ba set mu dellu waat ci waat lu ma waatoon dinaa ko waatal ne ko loolu du dëkk kooku déggaatuma ko après du ñëw donc su dee nit dem na ba ngay fowee kaamil alxuraanu yàlla bi di waat ci lu dul dëgg foofu la réew mi toll moo tax ñun dañuy jóg de Ahmed ñun dañuy jóg dinañ xeex pour réew mi changer man lay wax sànq ne la suñu génération dama jàpp ne Sénégal déedéet du lu ñu foog ne noonu la Sénégalais yi mel noonu la Sénégalais yi mel am na ñu am valeur am na ñu am ay principe am na ñu dëggu am na ñoo xamante ne ni Sénégal rek la ñu bëgg mais malheureusement ñu ci bëri ci ñoom ils sont en marche dañu dem toog jàpp seen njàmbur croiser les bras jàkkaarloog télé di commenter dañu bëgg wax ak ñooñu parce que Sénégal dañ ko war a defar dañu war a defar jikko yi dañu war a defar réew mi dañu war a jël réew mi teg ko suñu loxo lu réew mi am waar réew mi am ci ñu bañ ko jël di ko distribuer di ko pàccu moo tax ñun dinañ taxaw. incha allah te dinañ xeex incha allah. incha allah ñu dem publicité dellu si waat. ginnaaw publicité bi nag ñu dellu si waat ak honorable Thierno Bocoum fi nga nekkoon noonu foofu la ñuy continuer ba léegi kon daal mën nañu wax ne pour tëj loolu rek demoo ci nguur gi. non amul benn sens xam nga dama am na ku ma ne waa c'est quoi le projet xam nga boobu expression bu nit ñi di utiliser la waaye yow yaa ngi génn li nga doon wax ci Idrissa Seck parce que bu ñu fàtte ne sama lettre bi mbirum démission bi te loolu naa la ko préciser Ahmed man mënoon naa dem toog sama kër kenn du xam ndax démissionné naa
lu tax ma publier ne démissionné naa c'est parce que damaa sumb lu bees mënoo sumb lu bees te doo wax ne jóge nga fi nga nekkoon. mais amoon naa choix toog sama kër jàpp sama njaam bu nekk sama liggéey mais lettre boobu benn paragraphe ci kaw laa wax waxu démission par convenance personnelle après une longue réflexion li ci des yëpp damaa wax li tax ma war a jàkkaarloo ak régime bi dem ba mu jeex ma yëkkati sama leader boo xamante ne moom laa tànnoon muy Idrissa Seck wax lu baax ci moom gërëm ko sant ko parce que parcours bi ma am dafa am lu bari lu mu ci joué waaye léegi nga pare loolu ba pare ñu ne waaw day dem ci APR lu muy wuti APR pour lan c'est quoi le projet li nga xam ci Macky Sall nga wax ko régime am nga wax ko mu leer naññi lan ngay wuti foofu pour lan pour wuti lan. ensuite ñi ma àndal man xanaa ñooñu ay xar lañ ay cadre confirmé ay nit ñoo xamante ne dañu am seen teranga ànd ak man ci projet bi ñooñu ñëpp dama leen di buub na leen nañu dem amul sens. dem ci Macky. amul sens te Ahmed tey may wax ak yow. am na ci ñoo xamante ne ay gu dañu ma ne yow Thierno jarul sax ngay liggéey jarul sax ngay def dara li nga soxla yow yëpp dañ la koy jox yow daal nekkal ci combat bi parce que wóolu nañ la ci loolu ñooñu dañoo soxla xaalisu Macky Sall dañoo soxla xaalisu Thierno Bocoum lu ñu soxla mooy liggéeyal askan bi man maa leen ne déedéet man saa yu ma xëyee dinaa dem liggéey yi dama am sama métier waaye nag combat bi moom lu mu laaj dinañ ko ci def te dañ koy def ak sénégalais yëpp dans leur diversité xooluñu ne Massamba fii la bokk xooluñu ne Mademba fii la bokk xooluñu ne kii journaliste la kii lee la kii la lële sénégalais yëpp dañoo am intérêt Sénégal changé donc combat boobu ñëpp lañ siy boole. d'accord mais honorable yaakaar naa ne nag seen combat bi li waa ji président doon wax naan rupture gestion sobre et vertueuse te lu yàlla xam doy na tey yéen tamit seen xeex bi yéen tamit seen xeex bi est-ce que waxtu itam jotul ngeen def rupture. façon bii ngeen di opposé wu. dafa mel ni moom ci boppam opposition bi moom moo leen di wax sur quel pied danser yéen moo leen di wax sax mooy jouer le jeu quoi alors que loolu nekkul woon opposition dafa war a opposé wu nguur gi gérer mais yéen dafa mel ni daal da ngeen koy toog bu leen ne gauche ngeen di gauche est-ce que yéen ci sa lu bees li nga nekk nii di ngeen ñëw taxawee neneen lu bokkul ak nii opposition bi taxawee. waaw xam nga ñun duñu def table rase duñ ne ñoo fi gën duñ ne ñu fi nekkoon defuñu fi dara. mais mën ngeen ñëw defee yeneen lu lii. lii mu baaxul moom exactement non loolu laa lay wax. Sénégal ñun dañu bëgg jël en compte la diversité mooy ku si ne am na noo xalaatee ne noonu la mais yow li nga wax dafa am solo élection yii paase rek waruñu woon nangu mukk koo xamante ne mu ngi ànd ak président Macky Sall nekk maire ci partem bokk ci comité exécutif am bokk ci partem nekk proche am di organiser élection yooyu parce que dama ne même su dee opposition dafa xaajaloo parce que xaajaloo bi aussi bëri na ay parce que Macky Sall tamit mu ngi ciy jouer rôle am na ay nitam ci biir dañ koy wax parce que ñun bien sûr ñun duñu am lu ñuy nëbb duñu am lu ñuy wax nekkuñu ci dans langue de bois am na ñoo xamante dañuy coos rek opposé wuñu parce que dañ leen bàyyi ci biir mais ñu ngi far fële donc luy jaxasee opposition bi ko def mooy dañu dindul distinguer ñu taxaw pour xeex ak ñu taxaw pour yàq da ngay bëgg a boole ñëpp dernière minute mu tas parce que li koy tas du jóge ci yéen mais feneen lay jógee donc il faut que ñuy identifier dañ ñoo pare pour opposer wu ñu bañ a def rek waa na ñëpp ñëw et cetera et cetera moo tax coalition yu bëri dafa tasaat ndax loolu mais fii ñu jëm élection présidentielle la contrairement li nit ñi di wax parce que sax am na ñu may naan soo quitté parti réew mi da ngay affaiblir parti bi wala ngay affaiblir opposition bi ñooñu comprendre ñu dara. enjeu wu élection 2019 yi di ñëw du unité opposition déedéet enjeu bi mooy fexe ba président Macky Sall du atteindre la barre des 50%. maanaam tey képp koo xamante même ku toog néegam mën a téléphoné ñaari nit ñetti nit rocci ko ci pourcentage yu Macky Sall yow utile nga pour opposition bi c'est ça l'enjeu c'est pas autre chose l'enjeu donc tey mënuñu am ay candidature unique ak ay yooyu ku bëgg a dem mën na dem mais gën a bëree gën a baax. waaw mais dem deuxième tour. voilà dem deuxième tour mais am na loo xamante ne dañ ci war a am unité
soxlawuñu leadership ci processus électoral nu mu war a demee ministre de l'intérieur ba warul far. mais yéen dans la salle ci boppam. opposition bi ñii dañuy wax li ñuy wax li. waaw loolu laa lay wax processus waaw électoral loolu xam nga loolu lu ko indi. lu ko indi mooy tappale bu nekk ci biir. opposition bi waaw mooy am ñoo xamante ne dañuy wax fii wax fële nekkuñu ci opposition. ñii bañ ñenn ñi dem toog. exactement. parce que tey lan mooy le principe da ngay xool négociation yee am. dañoo doon négocier ba ñu demee ba xam ne opposition commencé na dëgër commencé na suudewu ñu indi les candidatures indépendantes créer benn pôle boo xam ne musul am ñu créer ko pour jaxase pôle boobu ñu indi ñoo xamante ne dañoo yor seen parti politique te ñu xam leen te ñu bokkoon ci opposition bi jékki-jékki démissionné ñu indi leen ne leen yéenay candidat yéen représenté pôle candidature indépendante. donc problème bi nekkul par rapport ak nguur gi lu muy def. parce que nguur gi lu muy def nguur gi dafa constant Macky Sall dafa constant Macky Sall fas yéenewul leeral mbir yi dafa constant ci loolu parce que su bëggoon leeral. pourquoi yéen doo leen ko poussé. justement buñ fi nekkati di wax Macky. déedéet lan la ñuy def ci boppam dafa bëri. te yow yaa ngi woon ci opposition bi. maa ngi ci opposition bi ba léegi. waaw d'accord ba tey yaa ngi woon biir réew mi je veux dire. mais dañu gis ne maanaam xeex bi ni ngeen ko doon defee ci jamonoy Ablaye Wade par rapport ak Macky mais comme yàlla ak yàlla. loolu laa wax dama ne. waaw toog di naan Macky warul def nii mais Macky war na ne moom si loolu la nekk moom war na ne bëggul lu leer. war na ne moom fu mu mënti def pour am deuxième mandat dina ko def wane na ko mu leer naññi. mais da ngeen ko ci dimbali justement nit ñi suñu dëgëralul seen bopp. non nit ñi. opposition bi. waaw opposition suñu taxawul. pour mbir yi leer. nawoon fawoon lay doon. dañuy bàyyi ba mu jeex ñu naan ay livre blanc ak ay sàcc nañu et cetera. mais yéen a ko ci dimbali dañu war a taxaw non loolu laa ko ci dimbali parce que mode de scrutin yi bokkul. xam nga li ci local ak député bokkul loolu raw gàddu la waa ji da lay devancer une voix. dëgg la wala présidentielle comme li nga ci expliqué deuxième tour. mais yéen loolu ngeen xamoon ren pourtant yéen ñëpp àndoon ngeen mais après ngeen dem ba ci biir tas bàyyi ba jaan gi dem ngeen topp ci watatu ki di daw di seeti Ablaye Wade naan ko dañoo. exactement loolu laa la wax damal ne. kon nañu jël projecteurs yi di ko bàyyi di ko orienté ci Macky Sall il est constant. bëggul mbiru leer te wane na ko plusieurs fois nañu jël projecteurs yi ñu orienté ko ci opposition. lan nga ne Sénégalais mën lan la opposition bi war a def. pour arrêter lii. yéen di ngeen wax lan la pare pour def. pour arrêter Sénégalais mën nañ leen gëmati est-ce que Sénégalais mën nañ leen gëmati Thierno en tant que opposant est-ce que Sénégalais mën nañ leen gëmati yéen. bien sûr pourquoi pas. mën nañ leen gëmati. bien sûr pourquoi pas xam nga li ma jàpp Ahmed. waaw mooy encore une fois. am na ay points yoo xam ne c'est des questions de principe. wutewul dara parce que tey mënoo wax ne ñëpp ñu ngi leen di juger c'est la même chose bul de opposition bi c'est une diversité am na ñoo xamante ne peut-être suñu taxawee mën nañ ne est-ce que kee su taxawee ku ne ak nu la population bi di apprécier donc soo jëlee opposition bi dans sa globalité amul sens parce que suñu tasee après ku si ne ak lu muy indi mais opposition dans sa globalité dafay am sens quand seulement ñu dem ci ay questions yoo xam ne ñëpp ñoo ko bokk question processus électoral tey même représentation au niveau des bureaux de vote opposition bi même su dee dañuy dem en rang dispersé war nañu mën a toog fexe ba au moins am ñaari nit sax yoo xam ne ñu ngi ci opposition ci localité yëpp waxin la rek mais dama la bëgg wax ne la ci loo xamante ne mooy garantir la sincérité du scrutin dañ ci war a déggoo c'est-à-dire que déggoo bi du seulement le schéma politique du déggoo ci def benn coalition pour dem élection déggoo bi dañ ko war a xaajale am na déggoo boo xamante dafa war a dem ci processus électoral bi dafa war a dem ci loo xam ne ñoom ñëpp ñoo ko bokk ñu mànkoo ci toog waxtaan ne point yi moo tax dama d'accord ne dafa war a am dialogue dañu war a fexe ba yenn question yi ñu imposer gouvernement bi ku mel ni ministre de l'intérieur warul organiser élection ministre de l'intérieur boo xamante ne dafa bokk c'est 9 di. waaw exactement benn la c'est la même chose dafa dindi 6 teg 9 loolu opposition war na mën a toog ak gouvernement ne ko lii wala président ne ko lii dañ koy dindi def plan d'action parce que élection yi ñëw na ba pare fii ak quelque temps kenn du amati jot. mais dañuy bàyyi. ba affaire yi taxaw ñu nekk ci loo xamante day divertir. mais ñaata yéen ngeen toog. waate bi ngeen toogee ak moom ba sonn affaire yi dëgër da ngeen utiliser beneen voie daf doon dem assemblée pour indi fi car bloquant boobu ak vice présidence am bi mais gars yi dañoo taxaw ni lii du fi am. voilà taxaw boobu la ñuy xaar ci opposition bi.
taxaw boobu la ñuy mais yéen seen kuréel gi pare ngeen pour taxawu. mais incha allah pas di fi nekk de. opposition bi nekk fi moom. dama lay wax benn mbir Ahmed. waaw. ñun dañ fas yéene incha allah wax ak sénégalais yi dañ fas yéene taxaw xeex pour lépp loo xamante day gàllankoor démocratie sénégalaise lépp loo xamante day gàllankoor économie sénégalaise parce que dañ jàpp ne am na ay pratiques yoo xamante ne secteur boo gis am na pratique boo xam ne dañ ko war a damm. d'accord dañ ko war a teggi donc ñun duñu bàyyi benn secteur te loolu dañ ko bëgg a def ak sénégalais yépp jeunesse bi surtout parce que su ma waxee génération il faut que loolu ma expliquer la ko Ahmed parce que ñu ngi wax alternance générationnelle lu ñu gëm tey fital naa la ay jeunes filles ay jeunes yoo xamante ne wax naa la ne ay nitu conviction lañ ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mais ñu si bëri dañuy nekk si cadre yoo xamante ne peut-être du ñu am expression bu si war mais tey li ñu jàpp ñun mooy jeunesse bi est suffisamment outillée pour conquérir le pouvoir même si elle ne va pas l'exercer seule parce que l'exercice du pouvoir diversité la am na compétence am na rigueur am na expérience donc am na secteur yoo xam da ngay soxla kii da ngay soxla kële mais la conquête du pouvoir boo xamante ne les questions de l'heure les enjeux de l'heure dañ koy teg sur la table tey ressources naturelles yi warul doon tabou parce que génn naan xamu leen ci affaire pétrole dara loolu c'est pas une raison. de raison population da nga ko war a expliquer mu leer. or ba Kédougou nu mu def ba waa Kédougou mu ñu ci bénéficier wu war na jàngal ñëpp pour que pétrole bi gaz bi ñu teg ko sur la table. société extractive suñu relation ak waa bitim réew ak yenn pays yi war nañ ko teg sur la table ça sont des questions de l'heure suñu monnaie bu ñu utiliser franc CFA war nañ ko teg sur la table. parce que président bu ngay laaj mu daan dinaa laajte dafa mel ni baax na kooku ça veut dire que du sax préoccupation alors que am na lu muy signifier ci suñu économie am na lu mu fiy def lu bëree bëri. d'accord ak yeneen dossiers yoo xamante dañ jàpp ne ñun jeunes yi ñoo ko mën a imposer mais jeunes yu am principe jeunes yu am ay valeurs jeunes yu am fit jeunes yoo xam ne kenn mënu leen jënd yu libre ñoo ko mën a def. ñooñu ñoo ëpp Sénégal loolu laa gëm. d'accord léegi mais honorable nag am na fi tamit benn loo xam ne actualité la mooy nag troisième mandat bi lu mu ko wax tamit constitutionnaliste yëpp enfin ji ñoo xam ne ay professeur émérite li ñu wax mooy mën na présenter wu 2024 parce que article 27 bi leerul entre guillemets li fi wàdd ba woon moo fi ne ba tey moom nee na référendum bi dafa régler problème mu durée wu mandat 5 ans constitution bi réglé na le nombre de mandats lu tax 2012 mu amoon coow waxam bi est-ce que doy na la waxu président Macky Sall mënatul doy kenn dafa waxoon 5 ans lay def ñëw def 7 ans te waxeet boobu pour mu def ko def see boole conseil constitutionnel mu nekk complice am ci loolu donc suba conseil constitutionnel boobu mën na nekk complice am ci leneen donc problème bi nekkul foofu buñ dugg dans du juridisme man juriste la maanaam sama njàng bu njëkk droit la nekkoon naa cabinet d'avocat mais débat juridique boobu ñun waruñu ñun politique yi parce que le principe de la non rétroactivité parce que en réalité la jurisprudence du conseil constitutionnel lu mu teg même si dañ nekk nul ne peut faire plus de 2 mandats mais loolu yëpp ça dépend est-ce que l'application immédiate la wala non rétroactive la ñuy teg conseil constitutionnel bi ci boppam su boobaa moom mooy ne nii laa ko gisee boobu doo ci mën dara. abi laaj ko abi waaw fa ngay nekk di wax nag di kii moo tax mbir mi c'est politique. mais yéen opposition pourquoi c'est politique parce que conseil constitutionnel boobu dañ leen fa teg Macky Sall moo leen fa teg. dëgg la donc mënuñu am kóolute ci lu ñuy def par rapport surtout suñu jëlee référence ci li amoon. parce que su boobaa dañu naan ñoom ñoo joxe seen avis wala ñoom ñoo ko waxee. mais yéen pourquoi mais man dama jàpp ne ma daane foofu damay jàpp ne Macky Sall mënul am 2e mandat. il est minoritaire dans ce pays politiquement c'est ça qu'il faut. mënul nit ñi nekk ci débat wu 3e mandat balaa nga naan naam ne fa. mais mënul ne am 2e mandat te loolu ñun ñoo ko war a xeex ba loolu du am.
c'est aussi simple que ça. mais yéen lan moo tax mënoo leen koo saisir moom président de la République gardien de la constitution comme que moom bu bëggee def dara taafantaloo conseil constitutionnel mais lu tax opposition bi mënu ko saisir pour moom ci boppam mu saisir le conseil constitutionnel nii ñuy waxee nii comme ça aw ko sage yi clore le débat. non sage yi mën na leen saisir léegi ñu tëj débat bi. non sage yi ci yeggati mu leen di saisir fii ñuy kii. sage yi mënuñu clore le débat parce que les sages les sages font débat. débat la c'est-à-dire conseil constitutionnel débat la actuellement. mais na leen saisir rek. waaw mais mënuñu colorer le débat parce que. si non mënuñu colorer le débat. ci ñoom lay mujjeewaat après. non ñoom si seen bopp débat la parce que xam nga ni tax mu nekk débat. waaw mooy que ne ñoom avis yu ñu joxe ak man mi sama bopp bind naa pour seen décision bu ñu génne waa avis bu ñu génne ba ma ko liiree bind naa pour tontu si loolu. parce que loolu tamit am na loo xam ne lu ñu si xam la mais dama jàpp ne ne ñoom seen bopp ça pose problème parce que décision yi ñuy joxe teguñu ko fenn. on n'est pas d'accord sur ça. moo tax ma ne la Ahmed mbir mi du foofu soo ko duggee dugal dans du juridisme il y a l'interprétation d'abord l'esprit du texte l'esprit ah même si la lettre est claire soo demee si l'esprit du texte xam nañ ne warul def deuxième mandat l'esprit normalement ba ñëpp di dem di voter ji référendum bi c'était pas pour mu def troisième mandat donc du point de vue de l'esprit rek normalement warul def troisième mandat mais esprit bi moo fait prévaloir woon affaire 5 ans yi sénégalais yëpp dañ jàppoon ne 5 ans lay def mais ñëw na dugal si benn subtilité ne léegi nañ ko yóbbu conseil ba finalement mu def 7 ans donc mbir mi nekkul foofu soo ko bëggee dugg dans du juridisme ñu embarqué la dugal le conseil mu def moom lu mu bëgg a def génn si déedéet. loolu mu ñu divertir si débat boobu. mënul am deuxième mandat te suñu xeexee. politiquement du am deuxième mandat. juridiquement moom lu yàlla xam doy na moom. juridiquement moom ñuy interpréter droit bi. amuñu si ñoom confiance. parce que lu ñu jot a wane na ne fu président wax foofu la ñuy jublu. loolu dafa leer kon loolu moom na demee. loolu dañ koy ñun lu ñu war a régler mooy politiquement sénégalais yi dañu war a taxaw nguur gi mérité wul am deuxième mandat. te warul am deuxième mandat et puis le président Macky Sall est minoritaire te xam na ko. mais donc liggéey rek moo des te dinañ liggéey. voilà loolu laa la bëggoon laaj sax far nga daal di may tontu Thierno Bocoum ñi mu àndal nii mais ñooñu est-ce que mën nañ xam ñan la. waaw am na ay sénégalais. sénégalais rek lay nekk yu nekk fii xanaa doo ñu indil ay tubaab kay. non yu nekk fii ak yu nekk diaspora wax naa ko ci sama lettre. ay homme d'affaires la wala ay politique. bëri na dinañ leen découvrir mais ñu ci bëri. du ñoo xamante ne sax yàgg nañ leen a xam. Ahmed li nga war a xam. mooy lu toll ci 50% si ñu inscrire woon. demuñu fa tey. donc xam nañ loolu kay politique yi kay. Sénégal yéen moom bëriwul leen moom. waaw Sénégal du ñaari nit ñetti nit. mais dama ne ñi nga dafa am ñoo xamante ne. waaw dañu toog seen kër di liggéeyal Sénégal di fay ay impôts di def lu ñu war a def amuñu satisfaction ci Sénégal waaye bëgg nañu fexe ba mbiri changé. mais xam nga nit ñi dañuy xalaat Thierno ñooñu bëri nañ. Thierno xam nga nit ñi dañuy xalaat honorable mais ni nga waxee man rek ci sama xam-xam bu gàtt rek yow. dépendre wala joxoo sa yaakaar bu bëri les politiques là pour ñu jëlee fi Macky ni nga expliqué nii bon moo tax ma ne la yow ñan nga àndal. waaw xam nga les politiques. encore ci lañ bokk moom. non fa laa jógee c'est-à-dire que man mënumaa ŋàññi les politiques te dama leen di sax défendre. duñ gagné de. waaw mais dama leen di défendre moom opposition bi moom. parce que au moins am na ñoo xamante ne politique dafa metti Ahmed. am na ñoo xamante ne maa lay wax léegi ne la ñu ci bëri ci ñun jàng nañu jàng boo xamante ne lépp luy poste politique lu mu war a am ci koppar mën nañ ko amal suñu bopp toog suñu kër mu yem suñu njaboot. d'accord politique dafa met képp ku politique dañ ko war a respecter. mais xanaa Thierno Bocoum nit dina wax nit ñi. waaw loolu laa xaaral àndal. waaw sama copain yi nga xam ne moom yàgg naa leen a miin moom xam leen moom ñii moom man taxul may laajte. waaw mais loolu dina leer parce que premier jalon bi la ñu teg. mooy génn bi c'est vrai que def na coow c'est normal parce que 13 ans de compagnonnage ak yooyu mënul ñàkk coow mais fu ñu jëm. kon ñu mooy liggéey bi. xam naa liggéey bi incha allahu rabbi yàggatul di nga gis jalon bu ñu teg. di nga jox ay éléments seen jotaay. élément yu leer nañ dinaa la ko jox seen jotaay incha allah mais jàppal Ahmed. waaw que ne liggéey bi moom ñu ngi ci tous les jours te le moment venu Sénégalais dinañ xam lan lañ bëgg a def.
pour Macky jóge fi pas pour Macky jóge fi sax. rek changement non pas rek sax mais loolu kay mooy combat bu voilà et pour changement. waaw changement radical. on a besoin de changement. d'accord Ahmed dañu toll foo xamante ne Sénégal demal ne suñu demee ba valeurs yi bu mu am crise de confiance crise des valeurs te damay wax benn mbir toujours. gis nga ñun lu ñu am lu ñu taataan si suñu maam yi ay valeur la suñu mag yu baax yi suñu maam yu baax yi lu ñu bàyyi dañoo war a débrouiller wu. Ahmed ca wax ja moom ëtt politique moom. waaw mais dañu war a débrouiller wu. ba lu ñuy wàccee si suuf lu nit am wàccee si suuf waaw xaaral ma ñëw rek. lu ñuy wàccee si suuf pour la postérité. pour seen suñuy doom. ñu am au moins lu ñu si sauvegarder. donc loolu combat la boo xamante ne ñun dañ ko war a mëne ak suñu réew aussi suñu réew waruñu bàyyi ñu tey la ko. suñu réew waruñu bàyyi ñu nekk ci secteur privé bi di liggéey duñu gis dara. ñooñu nga àndal moom bu yeboo lu gaaw ñëw xëy na bu ñu waxee nit ñi gëm leen mais les politiques là le respect de la parole donnée gor ca wax ja dafa mel ni ñii politique moom ñoom booleetuñ leen ci. parce que man mu toog ñëpp jàkkaarloog yow télé. nga ne Aliou Sall yow bul xalaat benn yoon ma signé le décret. ñu dem ab diir nga signé décret. adduna du yàgg ba ma def juróom-ñaari at juróom laay def ñu dem nga ne juróom-ñaari at mais ci njiitum réew mais yéen nu ñu leen di gëmee. non dañ ko fiy jëlee parce que loolu suñu doom yi waru ñoo jël loolu comme référence mais Ahmed dinaa la rectifier ci dara. mooy. domaine boo dem ci Sénégal. am na ñu baax. am na ñu yées. bopp ba bu yéesee yemul rek ci politique. bopp ba bu yéesee nag. waaw non dama la wax rek am na ñu baax am na ñu yéex. mais xam nga lan lañ bëgg waaw lu ñu bëgg mooy ñu baax ñi. waaw am ay principe. am ay valeur nekk ci politique nekk ci journalisme nekk ci société civile nekk fépp. ñooñu nañu mànkoo jël réew mi téye ko seen loxo defal sénégalais yi lu ñu bëgg avec courage. d'accord Ahmed. fi may jeexalee ci loolu. man dama nekkoon assemblée nationale. nekk président commission comptabilité contrôle. ba ma ñëwee ma gis ci texte yi ne commission boobu moo war a fexe ba mbirum kopparu seen assemblée nationale mu leer waxuma diw def na lii wala deful dara parce que la confiance n'exclut pas le contrôle mais loolu musul woon fonctionner ba ma ñëwee dama ne dafay fonctionner gis ngeen ne jël nañ ay xarfu xuufa def sama bureau gis ngeen ne menacé nañ gis nañ ne lu ne am na ci mais dama continuer sama liggéey dama ci xeex mais ba ñu war a renouveler bureau ba dañ maa dàq ci biti xam nga loolu la lay tekki ñi am bëgg-bëgg pour defar réew mi nañu wut doole wu defar réew mi ba kenn du leen dàq mais ñoom ñooy dàq ñu nekkul ci intérêt réew mi. d'accord maanaam fexe ba sénégalais yi. ñu am à leur tête des gens vertueux ñoo xam ne taxaw nañ pour liggéeyal Sénégal loolu mooy suñu liggéey ci loolu la ñuy nekk te duñ ci jóg. d'accord honorable kon ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax. maa ngi lay gërëm di la sant. mu nekkoon seen émission seen jotaay tey nag ñu ko doon seq ak honorable député Thierno Bocoum di leen jox ko dig daje ci beneen numéro incha allah.